Tivaouane tey jii dañu daje woon ci conseil municipal mu nekk benn session ordinaire boo xamante ne nii loi bi moom moo wax ni lu mu yàgg-yàgg weer balaa ñuy wote budget bi war nañu daje def lu ñuy wax débat d'orientation budgétaire maanaam waxtaan boo xam ni dafay wane budget 2021 bi ñu jëm lan mooy doon priorité waa conseil municipal lan mooy doon priorité waa Tivaouane mu nekk session bu spéciale boo xam ni non seulement conseillers municipaux yi dañ koy fekkee service technique yi dañ ko war a fekkee mais population yi ci boppam ñoom dañ leen di jox occasion ñu exprimer wu comme niñ ko defee tey may rafetlu rek la présence en masse des conseillers mais également population Tivaouane ñi nga xamante ni jël nañ ci seen temps ñëw partager ak ñun seen gis-gis ci Tivaouane naka la war a doxee. gis ngeen ni waxtaan bi yàgg na ndaxte def na lu mat pratiquement 5 heures de temps mais gis ngeen ni débat bu xamante ni c'est pas un débat passionné nit ku si nekk génn nga li nekk sa dënn wax nga ko ñi nga xamante ni aussi amoon na lu ñu bëggoon ñu leeralal leen ko mais mu doonaan occasion aussi ñu mettre leen à niveau si yenn information yoo xamante ni nit ñi amuñu ko woon mais boo seetloo débat bi mu tëddee wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañuy sant wax alhamdulilahi rabil alamin ren ñu bëgg suñu budget bii di ñëw mu refléter waxtaan yi nga xamante ne nii seq nañ ko tey jii loolu defe naa ni ñun ñëpp ñu ngi koy rafetlu di Tivaouane lii la mel c'est-à-dire ñun ñëpp ñoo bokk ni ma leen ko waxee nee naa leen ku Tivaouane ñorul rek doo dugg ci salle bi tey jii amul woon parti politique amul woon conseil municipal amul woon population simple ñi fi dugg ñëpp population moo leen ñor te ku si yëkkati kàddu waxit même bu fekkee da ngay juum li ñu naan de bonne foi mais li ngay wax luy defar Tivaouane la et wax dëgg yàlla ça s'est très bien passé dans la joie la cordialité ñu pare nuyoo ku nekk dem ñuy ñaan rek li nga xamante ni moo ñu dajale woon tey te ñu waxtaane ko ñu mën ko fësal ci budget bi yàlla may ñu nag moyens yi nga xamante ne nii Tivaouane ñàkk na ko lool pour def li mu bëgg a def ay stratégie yi nga xamante tëral nañ ko fi ndax nit kat niñ naan boo yoree lu dul benn bëñ boo koy socc day weex tàll les niches yi nga xamante ne nii am nañ ko fi ci ay recettes naka la ñuy def am na ay idées yu fi génn ba mën ko recouvrer loolu yëpp mu mën ko appliquer ba nga xamante ni Tivaouane liñ ci bëgg ci secteur yëpp muy éducation muy santé muy jeunesse bi muy les villages rattachés muy wàllu mbalit mi ñu mën a ba satisfaire la population tivaouanoise. question yu bari yoo xamante ni posé nañ ko fii bu dee ci wàllu lampadaire solaire yi ku ne xam na ni Tivaouane bokk na ci dëkk yi nga xamante ne nii war nañ ci am ñun ñu war ci am lu toll ci 1200 yi bari na mais doyul ci biir Tivaouane mais li ma leen wax rek mooy chiffre bu am solo la parce que ñun gis nañ ci ANER ay communes bind leen ni leen lu tax Tivaouane am 1200 ñun ñuy am nangam ñu xamal ñu ko donc ça veut dire que ni liñ ci am doyul wante sédd nañ ñu ci quand même ñi nga xamante ni moom lañ ci war a sédd naam président de la république dégg nga journée nationale de la décentralisation mu wax ni dina defaat lu mat 100 000 lampadaires solaires au niveau du pays. maintenant nag si dispatching bi naka lañ ko defee dañu privilégié bañ ko def buntu kër mais ñu ciblé ay axes ku wax Tivaouane nag da ngay wax xam ni fii nga xamante ni mooy urumu xadara bi foofu mooy fi ñu ko tàmbalee ñu def ko fa ba mu leer naa ñu commencé di dem progressivement quartier yi nga xamante ni bari na ay artères yu yaatu yoo xamante ni amul woon courant foofu lañ privilégié defal les lampadaires solaires village rattaché yi amul benn boo xamante ni dinañ ko ci bàyyi fan yii nag ñu passé gisoon nañ ni liggéey bi xawoon na ralentir li ko waneloon mooy que ni li ñu approvisionné woon moo jeex ñu demaat pour indiwaat mais indiwaat nañ lu bari loo xamante ni yaakaar naa semaine prochaine dinañ commencé continuer liggéey bi ñu wax waa Tivaouane rek que ni su doon suñu yéene tey dañuy def ci axe bu ne def buntu kër bu ne ba Tivaouane leer nañ mais terewul 1200 lampadaires yi ñun ci juróomi at yi ñu fi defoon li ñu fi defoon ci ay lampadaires mi ngi tolloon ci 750 kon su fekkente ni am nañ 1200 dinañu dimbali ci bu baax a baax ci li ñu bëgg muy 100% éclairage public maanaam fu am poto rek ñu mën fa am lanterne def ko fa. commencé nañ ko parce que zone yi nga xam ne dafa amoon ay lanterne amaat éclairage solaire commencé nañ ko dindi pour def ko zone yi nga xam ne amul woon mais mieux ci biir budget bi am na lu ñu ci jot a dënn et puis en début 2021 wax naa déjà les orientations pour ñu budgétiser lu doy ba nga xamante ni ci premier semestre 2021 bi du am benn poto lampe ci biir Tivaouane boo xamante ni du am lampe. kon incha allah yaakaar nañu Tivaouane ni mu leere ba nit ñi di si am satisfaction dina gën a leer incha allah ndax bu ñu fàtte nag ni Tivaouane mooy Madinatul Nour. xam nga kayitu kër bu ñu koy wax d'habitude domaine ñoom ñooy joxe li ñuy wax titre lan la bail lay doon wala titre foncier wala permis d'occuper wala droit de superficie maire yi li ñuy joxe benn acte administratif la pour wane ni lii yow yaa ko moom wala bi ñu defee li ñuy wax lotissement jox nañ la ko léegi nag Tivaouane dafa am ay zone yoo xamante ni
amul lotissement li ko indi mooy bu fekkente ni zone bi amul lotissement soo bëggee am ndox wala nga am courant sax d'habitude daf lay jafe parce que urbanisme bi ñoom plan la ñuy liggéey parce que ndox mi fa mu war a jaar daf leen war a wóor ni fii mbedd la te lii lañ ci prévoir mais spécificité Tivaouane mooy que ni bari na bu gàmmu jotee ñoo xamante ni dem nañ dëkk de manière spontanée ñu yóbbul leen ndox parce que gàmmu bu jotee pratiquement compétence boobu nga xamante ni mairie moo xam exclusivement daf koy partager avec le comité d'organisation mais loolu yëpp malgré que am na woo nañ fii waa domaine cadastre urbanisme ñu def fii réunion bu mag a mag wax leen dina Tivaouane kër yi nga xam ni amuñu këyit dañoo bari même ñi nga xam ne amoon nañ këyit waajur yi gaañu nañ am na ñu ko jaay mais pour ñu def mutation bi dafay metti donc maa ngi wax waa Tivaouane yëpp ni commission boobu mi ngi continuer ba léegi di fonctionner képp koo xam ne soxla nga sa këyit soo ñëwee dinañ la teg ci yoon bu fekkee acte de vente nga am soo ko indee ba ñu def enquête yi xam ne kër gi xëccoowoo ko ak kenn dañ la defal certificat administratif wan ni kër gi yaa ko moom dina yombal soo demee au niveau des domaines nga mën a am këyit bi nga xamante ni moom nga war a am ñi nga xam ni aussi dañ leen a joxoon ci lotissement yi te tey jii ñoom it wala keneen jaay na leen te mënuñu def mutation yi bu ñu ñëwee mairie ba am preuve que loolu ñu yor ñoo ko moom décidé nañ si biir commission bi bu ñu defaree le rapport ñooñu ñëpp ñu jox leen ay këyit ndax kër nag nga am ko te mënoo soo dem kër gi nga def ci 100 millions wala 50 millions te soo demee banque mënoo ci am 10 millions defe naa ne amul njariñ kër richesse la maanaam dafa am lu mu war a jur du rek da nga ciy dëkk noonu te ëllëg it say doom boo fi jógee dañu war a am si certificat d'hérédité bi lu wër wane ne yow yaa ko moom loolu nag mairie taxaw na ci mettre na en place la commission ku fi ñëw soo ñëwee indi sa këyitu kër waxtaan ñu xool kër gi fu mu jógee defal ñu historique bi dinañ fexe ba nga am sa këyitu kër mais profiter rek di wax ne au delà de ça si cadre PACASEN bi nga xamante ni tey jii Tivaouane war na ci am 150 millions ci at mii di ñëw am na lu ñuy woowee benn commission de plainte wax ubbi nañ ko ci mairie bi maanaam loo gis si dëkk bi loo xamante ni da nga si war a daf la neexul wala lu jaaduwul la soo ñëwee dañ la recevoir bind ko ñun tam lu ñu ci war a def suivi ñu def ko ci ndax Tivaouane bari na ay projet dégg nga tey ñuy wax projet parcours sportif bi déjà am na ay idées yu commencé génn wax ne suñu bàyyee noonu fañ ko war a def xëy na ëllëg sax dañ ko fa bëgg a def duñ ko fa def mais tout ça débat yu mel nii su amul du nekkaat benn point de démarrage pour que liñ ci war a def ñu def ko ci mais au total daal wax dëgg yàlla taxaw nañ taxawaayu si question bi nga posé képp koo xamante ni quelle que soit la nature bi nga quel que soit ni nga occupé fi nga nekk ñu fexe ba nga am këyit loolu nag day doon point de démarrage bi fii ci mairie ñu war ko terminer au niveau des domaines li nga xamante nii sax domaine xëy na nanguwuñ ko ñu dañ ko def tam waa aar li ñu bokk mu mel ni ñoom it dañuy dog seen jéego rek ci rek pour Tivaouane gën a jëm ci kanam sa waaw dégg nga léegi ma naan leen man yàlla dafa dogal tey ña fa toogoon xar kanam yi xaw ma kii fii la bokk xaw ma kee fee la bokk lu su tax bi lu su bari sax tey laa ko xam am na ku ci présenté wu wax ni ñun ñooy waa FRAPP ñun ñooy aar lu ñu bokk ma rafetlu nag seen teewaay bu baax a baax parce que li ma leen wax ni leen ku franchir buntu salle de délibération mairie ñëw toog fu ñuy waxtaane mbiru Tivaouane dama lay jàppe rek doomu Tivaouane bu bëgg Tivaouane ñëw di waxal Tivaouane seen intervention yi nit vraiment gisuma ci aussi ay dérapage yoo xamante ni tey jii mën naa ko ŋàññi idées yi nag mënuñoo bokk toujours mais même invité naa leen di leen au delà de li ñu jël parole wax ku ci am une contribution écrite boo ko indee incha allahu taala dans le vote du budget comme ni ñu koy jëlee ni ñuy jëlee en compte les présidents de commission loolu tamit dinañ ko jël en compte lii lu ñuy saluer la lu ñuy encourager la te di ñaan sax mu bañ a yem rek ci débat d'orientation budgétaire c'est-à-dire lépp loo xam ñu ngi koy def ci mairie bi bu ñu ñëwee suuf ay doomu Tivaouane lañu ay mag ak ay rakk lañu àdduna moo bindoo ni ñëpp mëguñ bokk fi ñu féete mais ñu ngi leen di invité vraiment li ñu def nii ñu gën ko renforcer gën a jege municipalité bi di leen wax ni rek suñu déggee dara sax bala ñu ciy def communication nañu ñëw ci mairie ñu jox leen la bonne information ils seront toujours les bienvenus parce que au-delà de tout c'est nos frères c'est nos sœurs. donc di rafetlu teewaay bi nga xamante ni aussi tey population bi teew nañ ko fii d'abord mais aussi rafetlu aussi teewaay bi nga xamante ni le maire am na ko ak ses conseillers mais surtout conseillers yi nga xamante ni à chaque fois bu ñu ñëwee fii la leen di fekk ba ma waxee loolu c'est pour souligner l'absence bi nga xamante ni dañ koy seetlu à chaque fois bu ñu fi ñëwee. mooy que ni y a des gens ni may woowee les grands absents c'est-à-dire au niveau de Tivaouane ñun population bi li ñu war a jàpp mooy on peut pas concevoir que ni mu am des gens yoo xamante ni population bi dañ leen wooteeloon yaakaar ci ñoom tey même bu fekkee ni ils sont pas à la place du maire ils sont des conseillers te seetlu nañu ni depuis lors que ñu fi ñëw duñu leen fi mus a gis te apparemment les textes stipulent clairement que ni à partir de 3 absences municipalité bi ou bien le conseil municipal am na la latitude de les remplacer donc ñun la question qu'on se pose mooy
pourquoi ne pas les remplacer une bonne fois leneen li mooy gis nañ jël nañ fi kaddu donc bi ñu fi jëlee ak kaddu aussi sujet yi ñu fi wax fekke ngeen ko mooy ni ñuy fekkee ñun ñuy tegee le débat d'orientation budgétaire benn bi mooy man personnellement li ma leen di wax moom laa fi répété mooy que ni man je trouve que ni débat bi y a des obligations yoo xamante dañu ko waroon teg mooy surtout sur l'horaire par exemple mënuñu à chaque fois ñu convoquer 9h 10h et que balaa muy commencer midi jot leneen li mooy sur la forme bu ñu nee sur la forme mooy par exemple tey man je peux pas concevoir que ni ñuy jël par exemple qu'il y ait ce retard là qu'il y ait ce délai là entre le compte administratif ak le débat d'orientation budgétaire parce que je crois que c'est deux choses yoo xamante ni même si c'est différent c'est deux choses yoo xamante ni dañ leen war a cumuler dans la mesure où li ñuy wax ci débat d'orientation budgétaire bi dañ ci war a tirer ci compte administratif bi nga xamante ni mooy l'exercice bi nga xamante ni moom la ñu weesu beneen bi mooy l'autre sujet bi nga xamante ni abordé nañ ko fi mooy surtout sur les ressources financières yi nga xamante ni maire bi war na ko mettre sur pied pour que au moins muy am li nga xamante ni moom la ñuy dundee parce que ñun on peut pas concevoir à chaque fois que ñu ni maire bi dafa soxla xaalis ñu ni nañu jaay suuf ou bien nañu joxe suuf ou bien nañu dagg suuf si morcelé ko nañu def ay ñu indi question foncière donc question foncière question la boo xamante ni dañ ko war a tegee nële en attendant ñuy jël yeneen niche yoo xamante ni parce que il manque pas de niche yoo xamante ni maire bi war na fa mën a jëlee ay ressources financières pour financer activité pour financer domaines yi nga xamante ni war na ko mën a taxaw loolu daf ci bokk les droits de stationnement mais aussi ay retombées yi nga xamante ni war nañ ko mën a jël ci RSE c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises yaa ngi fii ne gàññ alors que à leur niveau amul dara lu jóge ci ñoom di dugg ci ñun ñoo xamante ni dañu naan kat yi luy jógee ay ressources lu ñuy jógee ci ñun maanaam ci suuf si ñoo xamante ni ñun ñoo ko bokk di dugalaat ci collectivité locale loolu amul beneen bi mooy dañu gis ni dafa am ay ressources yoo xamante ni tey ñàkkul ci dëkk bi mi ngi mel ni tey par exemple ñu ne ay droits yoo xamante ni wala ay taxes yoo xamante ni ñun suñu bopp war nañ ko mën a fay au niveau du trésor ñu loolu ñu ci woo maire bi à ce que bu amee loo xamante ni bu amee question yu mel noonu ñu ciy communiquer di koy yëgal population bi bu ko defee population bi aussi xam ban taxawaay la war a am par rapport ak ressources yi nga xamante ni war na jóge ci moom war a dugg ci maire bi mais aussi Lamine Niang aussi suñu grand frère Lamine Niang daf ci wax lu am solo mooy par exemple nit ki bu demee bay jël xaalisam di ko def ci gafaka goo xamante ni du keneen a ko yor dafay fekk xelam rafet ci la nga xamante ni mooy xaalis ba fa mu war a dem leen li ñu rafetlu et loolu je crois que en fin de récital boobu la ko maire yi wax mooy gis nañu ni maire bi tàllal nañu loxo ñun ñi nga xamante ni ñoo ay mouvement citoyen yoo xamante ni ñu nekk ci dëkk bi à ce que ñu defal ko une lettre boo xamante ni dañ koy defal ay suggestions dañ koy defal ay propositions par rapport au budget par rapport ak orientation budgétaire bi nga xamante ni moom lañ fi am loolu dañ koy rafetlu carrément et puis duñ ci taxaw duñ ci yem on va le faire à notre niveau on va le déposer on va voir ñoom tamit à leur niveau qu'est-ce qu'ils vont à faire l'essentiel est que li ñu koy wax toujours rek ñun Tivaouane moo ñu ñor et je crois que ñun tamit bu ñu ñaawul njort xam ni ñoom tamit Tivaouane ñoo leen ñor donc kii wut fu mu fanaan ak kii wut ku ko wéttali je crois que war nañu mën a leen di jotale warul bari donc foofu la ñuy yemale kàddu yi. foncier bi man je crois que c'est un détail boo xamante ni waruñu ci mën a andi ay détails waruñu ci mën a andi xaajaloo bu bari parce que ñun mënuñu woo ci maire di lotir pour que mu am ay lotissement yu normal ñun dañuy bañ wala ñuy ànd ak ñoo xamante ni dañ ciy bañ donc loolu je crois que waxtaan la laaj rek buñ ci waxtaanee ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk mooy ñi nga xamante ni ñoo am ay peine impasse ci période ci partie yooyu nga xamante ni moom la ñu war a morceler war ko lotisser je crois que warul am benn difficulté incha allah.